yeneen ñaari garde du corps yi itam jébbal nañu leen suñu borom fële ca diwaanu Rufisque di leen di massawu bu baax a baax seen njaboot waaye itam di ñaanal ñi dem Ndeye Dimet muy indiwaat problème mu sécurité convoyé bu ñu jëmee ci élection wala ñu nekk si. absolument Khady xam nga li xew deuxième affrontement bi am Casamance. li fa am ci diggante ñaari parti yi. muy bu APR ak bu Ousmane Sonko ci yoon bi itam ñoom parti Ousmane Sonko boobu ñenn ci ñoom def ci accident effectivement dafa mériter benn réflexion pour xool stratégie yi nga xamante ne nii ñoom les hommes politiques ñoom la ñuy demee di seeti seen militant waaye itam di xool nan la ñuy def ak seen cortège yi effectivement parce que ñi ngi wax tout le temps sécurité routière prévention routière et puis dama gis ni ci moment bii la baax donc dañuy faral di wax ni cortège bu génnee dëkk di dem beneen dëkk duut mës a taxaw tant que eggul fa mu jëm donc ak yenn croyance yoo xamante ne ni dañ ko yàgg dégg mais dama jàpp ni ñoom dañu war a def ndànk-ndànk ci jamono ji nga xam ne dañuy yàpp ay nit donc ñu ngi ut baatu askan wi bëgg nañ ñu votel leen mais aussi tamit nañuy sóoraale bu baax a baax ci moment bi dafa fragile gis nga Khady lii lan la may fàttali mooy cortège u président Macky Sall aussi suñu collègues yooyu nga xam ne dañ ci ñàkkoon seen bakkan muy waa leeral ñu leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana ñii itam wuy ji tamit suñu borom ñuy massaw bu baax a baax président Ousmane Sonko di ko jaale di jaale aussi tamit responsable des femmes du PASTEF madame Maymouna Dièye wax dëgg yàlla mu nekk lu tiis mais encore une fois dama jàpp ni rek bu situation amee war nañ ci jàngat ma wax dëgg yàlla gis ni aussi le président de la République def na ab tweet jaale Ousmane Sonko ak ñi mu àndal parce que ñun loolu la ñu xamee mais bu loolu weesoo itam nañu descendre sur terre te xam ni tey jii élection yi dëgg la am na enjeu am na xëccoo am na lépp mais dama jàpp ni askan wi moo tax ñuy jóg pour di leen defaral moo tax ñu sonn ci ni kon encore une fois nañu sóoraale bakkan yi nga xamante ne nii mën nañu des te ñaanuñu ko yàlla na yem fii Ndeye Dimet fàttali na ko Mansour du loo xamante ne dañ naan guléet daf fi amaat fi tey est-ce que way politique yi jotul ñoom itam ci seeni ay discours ñu ciy sensibiliser nit yi ànd ak ñoom xam nga boo seetee mbooloo mi àndoon Ousmane Sonko Casamance parce que ñu ngi doon bàyyi wàlla xel ci attaques yi fa amoon ci fan la ñu weesu muy violence bi ñuy wax toujours ginnaaw nag buñ ci génnee dogal yàlla nag parce que ak lu mën di am dogal yàlla moo ko jiitu faaw accident bi dina am faaw ñoom dinañu faatu parce que foofu la seen dund yam xam nga ki takk jabar juróom-ñeenti fan daal di faatu kenn ki jabaram nekk ci juróom-ñeenti weer muy séentu am bébé daal di faatu kenn ki ñu yaakaar ni moom mooy defal candidat bi promoom ci côté média keneen ki ñu yaakaar ni kaaraangeeb candidat bi mu ngi ci loxoom ñoom ñëpp yàlla boole leen ci benn place da ngay xam ne loolu dogalu yàlla la ci gàttal man vraiment boo koy jàngat mën nañu ko jàngataat ci kanam mais fi nekk ci bees bi ñaanal leen yàlla parce que dafa metti mais nag vraiment ñu prudent nag te ñëpp ragal yàlla xam ne daañu leen fekk ñoom. Abdoulaye tey yan matukaay la ñu war a mën a jël par rapport à cortège yu bari yi nga xamante ne ñoom ñoo war a jëm ci local yi. waaw xam nga cortège yi sax damay jàpp ni bu ñu dugg sumboo si li nga xam ne moo di campagne bi du ñu am cortège yu bari yoo xam ne dañuy wër Sénégal parce que tam ay élection yoo xam ne si gox yi la. donc si biir collectivité territoriale ba ka fa nekk candidat si biir ville ba ka fa nekk candidat si biir département ka fa nekk candidat donc au moins war nañu mën a xam ne. comme yow bougé lu bari si biir mais xam nga am na ci candidat yu ci ëpp Dakar la ñuy dëkk mais foog ñu dem ci seen localité. waaw mais defe naa ni prise de conscience war na mën a may ku ne. campagne bu jotee te nga sóobu si li nga xam ne moo di élection locale municipale wa départementale nga daal di tuxu si gox googu nga xam ne fa ngay taataanee li nga xam ne moo di baatu askan wi. dina permettre ñu wàññi risques yi par rapport ak li nga xam ne mooy dem ak dikk bi parce que su bu dee da ngay jógee Ndar war a ñibbi si Ndakaaru chaque jour. wala jógee Dakar war a ñibbi Ndar chaque jour la ngay daw pour mën a teel a yegsi pour teel a ñibbisi def naa ni la fay yokk li nga xam ne moo di accident waaye itam dañuy artu rek wax ni effectivement li nga xam ne moo di force de l'ordre yi ñu war nañu gën a mën a bàyyi xel ci terrain bi par rapport ak li nga xam ne moo di ministère de l'intérieur pour une présence massive pour sécuriser li nga xam ne moo di circulation bi par rapport ak li nga xam ne mooy vitesse du ñuy dawee oto yi nga xam ne dañuy am sirène yow doo autorité lenn yow da nga ñëw rek posé say sirène maanaam weew defe naa ni loolu warul mën a tax
ngay bousculer ay oto wala di bëmax ay nit wala di jéggi ay tal yoo xam ne ay koñ la te xat na nga fay daway daw goo xam ne daw gu ëpp dayo la yooyu yëpp tam war nañ see bàyyi xel waaye tam ne président de la république yëkkati kàddoom ngir ñaan parce que il est le garant de la sécurité de tous les Sénégalais wax ni processus bii ñu jëm ce sera un processus démocratique transparent donc jàmm moo si mën a xaj defe naa ni moom par rapport ak fu mu féete moom rak moo mën a yëkkati kaddu ngir ñaan képp koo xam ne si moom nga bokk wala si kuje gi nga ànd ak tey ànd ak xel ànd ak dal. jërëjëf Abdoulaye Mbow ñu jaaree noonu wax ci célébration bu ñaar fukkeelu at bu Seneweb lancement officiel yu activité ñu ci nam amal ñu ngi ko amaloon ci bésu tay bi Seneweb nag lu ñu bëgg moo di taxawal ab stratégie bu yees bu ko defee ñu mën a jàkkaarloo ak seeni ay concurrents ay yeneeni site d'information yu nekk fii ci biir Afrique président directeur général bu groupe bi moom moo jiite woon conférence de presse bi naka noonee nag mu daal di indi ab leeral mu di Seneweb nguur gi moomuñu ko waaye itam ñi faree ci ku jëkk longu politique gi moomuñu ko li ni mel mu ngi amoon ci teewaayu Tidiane Diallo ñu déglu ko. stratégie bu bees la ñu fas yéene teg ngir maintenir seen leadership fii ci Afrique de l'Ouest directeur bu technique bu groupe Seneweb di ko xamle ci occasion bu lancement officiel ci activité yi ñu fas yéene def ngir màggal 20e anniversaire groupe bi. ku mënut a adapté wu doo survivre waaw ñun loolu lañu def on a c'est-à-dire ci tubaab ngeen baal ma on a appris à s'adapter pour survivre pendant 20 ans. survie bi nag nekkul benn survie boo xam ne dañoo nekk ci difficulté par rapport à un concurrent mais c'est par rapport à un environnement mondial boo xam ne bu xante bi ci nekk yëpp xarañte moo mun a tax nga taxaw. président directeur général bu groupe Seneweb tiré na bilan bu satisfaisant ci liggéey bi. bu ne lundi Seneweb est pro gouvernement est pro administration. mercredi ñu ne Seneweb est pro opposition rek mooy leen kon def nañu